wala balaa may dem si combat bi sax damay ñëw ci nit avec frappe bi. Manga dañ la gis defe naa daaw ba ren wala nday kumbalu borom sax gisatuñ ko ci lit sa ci lit avec frappe bi lu war a tekkaaral bi. non lu war a tekkaar bi ñëpp xam nañ ko jarul ma ci dellu soir dama amoon ay dog-dog am suma doom boo xam ne dafa génn àdduna mu gaañoo France ñu indi ko fii donc je pense que mënu ma woon def dara te defuk at donc loolu moo waraloon tekkaaral bi donc yaakaar naa ne ñëpp xamoon nañu loolu. kon loolu moo waroon daal nga xaw a dal tuuti mais ren est-ce que pare nga pour ñëwaat ci lit avec frappe. waaw de toute façon maa ngi ñëwaat ndànk-ndànk rek comme ni ma ko defee tey ren si biir mun naa ñëwaat parce que loo gis rek da nga koy démarrer ndànk-ndànk. mën nañ la laaj ren boo xalaatee ñaata journée nga prévoir pour dugg ci lit avec frappe. ñaata ren lu mu tuuti mën naa tëgg benn ba ñaar ça dépend rek opportunité yu ma am pour def ko waaw. sa côté écrit tamit dañu seetlu ne que combat yi des fois duy bëri ci lit avec frappe bi da nga nekk un grand champion bokk ci lamb lu waral loolu. non combat yi du bari ça dépend ci promoteurs yi xam nga promoteurs yi ni ñu jëlee seen mbër il faut mbër bi am gannaaw indi leen ay nit la preuve étant donné di Dame Sène gis ngeen am na combat chaque année mu am combat donc Malem Niani ñoom ñëpp ñeneen Mamadi Ndiaye gis na am combat parce que dafa amoon ay défaites mu wàcc mais xale yi ñu ngi doon bëri toujours. ana Papis Général. Papis Général mu ngi fi malgré que gis naa ko gis mais mu ngi fi. waaw mu ngi ci école bi ba tey. waaw mu ngi ci école bi kenn ci école bi. mais dafa annoncé woon dafay bàyyi. waaw dafa waxoon ne day bàyyi leen day ko wax Papis. waaw Papis su waxee ne day bàyyi te ñëwul jàkkaarloo ak man ne ma père dama bëgg a bàyyi làmb duma ci jël loolu ci considération balaa ma ci mun a jël considération mu ñëw toog ak man ni mu ñëwoon toog ak man pour dugg ci école bi ma jël considération boobu waaw. léegi ñu génn foofu. mais est-ce que Papis défaite bi mu am contre Quench war na ko affecté de sorte que mu bëgg fa jaaree bàyyi làmb. waaw ay surtout ne nag défaite bi mu jëlee ci Quench est-ce que war na ko yóbbee ci mu war fa jaaree bàyyi làmb. non je ne pense pas parce que moom xam na làmb da ngay daan ñu daan la donc daanu warul mun a tax nga bàyyi làmb mais peut-être mun nga daanu gis ne comme par exemple amatuloo forme nit ci dépassé nañ la amatuloo ci yaakaar nga bàyyi mais c'est pas la défaite comme ñu daan rek nga bàyyi làmb non je pense que un champion balaa muy génn làmb il doit sortir la tête haute man maa nga dégg bu may bàyyi làmb victoire laa bàyyi làmb bàyyi ma ko defee donc su ma amee xale mu bugg a bàyyi làmb dinaa ko xeexloo ba mu moom gëj nga ko gis Papis. waaw wax naa ko sànq gis naa ko gis. ba mu daanoo ba tey gisante ngeen. non pas bu mu daanoo ba tey bu mu daanoo kay gisante nañ. mais gis naa ko gis tamit. léegi ñu jógee foofu ñëw nag fan yi gisoon nañ fi làmb fi amoon benn mbër bi yéen a dëkk ay dëkkandoo ngeen muy Modou Lo keneen kii Balla Gaye la ma ne tamit ñoom ñaar say doom lañu combat bu bëri coow combat Modou Lo Balla Gaye lu muy fàttali maa ngi ci carrière am. non lu ma fàttali mooy combat bi dafa am ambiance am coow làmb balaa muy neex te am coow làmb bu amul coow neexul donc daf ma fàttali ay combat yu bari daf may fàttali suma diggante dem si yàlla Tubaabu Joor daf may fàttali ki suma revanche ak Mor Nguer bu ma koy doon mu daanu donc am na ay combat yoo xam ne bari na daf may fàttali ko aussi premier tenkante bu ma tenkante Double Less ci stade Iba Mar Diop ñëpp dañuy wax ne xale bi day xaru ci lees dina ko rëy fu làmb jëm mujjee. mat suñu stade Demba Diop. waaw lu tax ngeen mat si biir waru ko am jël. non mënuloo am jël parce que man temps boobu peut-être xale laa moom muy dem ci mag. te ma enchaîné diriger combat bi yàlla atténé. mat suñu deuxième revanche ma daan ko. waaw kon loolu la Balla Gaye mu loolu fàttali daal. waaw non lu ñu fàttali bari na parce que am na événement yu bari yu fi jaar diggante Mbaye Guèye ak Robert Diouf événement la woon diggante Robert Diouf am Mame Gorgui Ndiaye événement la woon donc y a beaucoup de combats yoo xam ne jaar nañu fi ay événement la ñu woon su ma bëree ak Mor Fadam ci drapeau bi événement la woon donc am na lu bari. ñoom ñaar dañ ko différence. te dañ ko bëree ci jàmm mu jeex ci jàmm. comme Modou Lo ak Balla Gaye ñuy bëree ci combat bi mu jeex ci jàmm sportivement mu jeex loolu laa gën a kontaan ci xale yi. parce que ñoom ñaar dañu bëri sportivement lamb ji jeex aussi ñu def ko ci ngor ak teraanga def ko ci sportivité. donc maa ngi leen di féliciter dina remercier ci xale yi nañu roñ ci ñoom ci action bi dem combat bi nu mu ko teewee woon nu mu ngandee woon te ñu maîtriser ko ba mun a maîtriser supporters yi mu tam maîtriser seen am si jàmm yi
ba jàmm am ci combat boobu mu jeex jàmm bi continuer ñu xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay parce que ku nekk ci moom moo mun a may moromam alal donc ku la may mun a may alal ku la mun a may jabar yaakaar naa dañ koy respecté ku la mun a may tool yaakaar naa dañ koy war di ñaanal yàlla toujours parce que kooku moo xam ne mooy sa nit te moo bëgg a baaxal sa àdduna ñoom ña combat bi am na mais nag bi mu jeexee dafa jeex ak coow parce que ancien gloire nga am na ancien gloire bu ñu ciy tudd muy Tapha gi dafa nekkoon ci beneen camp bi yéen ngeen di ancien gloire loolu bi nga déggee coow loolu noo ko déggee. non nu ma ko déggee mun na ku ma ko juger parce que maîtriser wu ma débat boobu ci diggante Tapha Gueye ak seen école ou bien Tapha Gueye ak seen écurie ou bien Tapha Gueye ak Balla donc xam nga loo maîtriser lu baax mun loo ci dugg. Tapha Gueye c'est un champion parce que wax la ci télé yi wax ci rajo ne Manga 2 mooy suma idole donc je pense que su ma maîtriser quelque chose je pourrais joxe suma grain de sel là-dessus. mais est-ce que jaadu na tamit mbër yore écurie di entraîner mbërëm bàyyi leen fa dem ci beneen mbër bu am combat di ko entraîner te nit ñi jàpp ne ka ngay entraîner est-ce que ëllëg du nekk say adversaire waa écurie est-ce que loolu jaadu na. waaw comme ni nga ko waxee rek est-ce que jaadu na yow yaa wax ne muy nga yor sa école di leen entraîner keneen yor école am nga dem ci kooku nga di ko entraîner te xalaatu na ëllëg dañu mën a tase man yu mel noonu dal na ma ci télévision laa nekk ci rajo laa nekk Baye Mandione seet si na ma man Manga 2 ne ma danga bëgg nga jël Baye Mandione ma ne ko jël ko naka mu ne nga yore ko ci yëpp bi ma ko waxee dama ko wax ne ah père jox naa la cër bëgg naa Baye Mandione dëgg-dëgg mais su ma la waxul dëgg rek si biir day feeñ ci suñu diggante Baye Mandione mënuma ko yor parce que dama am ay xale yoo xam ne yaakaar naa leen te yaakaar naa ñu bëri ak ñoom parce que ñoom Mamadi Ndiaye ñu ngi ci arène bi yeneen xale ñu ngi ci arène bi te suma ay doom lañu ñoom maa lañ yor suma école suñu tasee ak sa doom naka lay def tamit ma ne ko loolu mënuma ko lan na ma tëgal ne ma jërëjëf Mbang yow góor na merci. kon daal su ma la déggee dafa mel ni ku nekk rek ci làmb yem ca la nga moom est-ce que du gën wala. non yem ci nga moom ku nekk dafa am cër bu ñu lay jox mais mënoo jël cër yi yëpp xam nga déjà moom moo xam lu tax mu dem parce que man gisuma ko entraînement moo xam ni ci ñëw comme ni nga ko waxee mu dem moo xam lu tax mu bàyyi peut-être écurie am ou bien école am ñoom Gris Bordeaux dem ci Balla moo xam donc loolu mënuma ko décortiquer parce que xawma des raisons. yow ban conseil nga ko jox en tant que grand frère petit frère bu dee loolu am na. su fekkee ne loolu am na su fekkee ne loolu am na laa la wax mun na jàpp te du feeñ parce que képp ku la wax ne awma mbër nekk ancienne gloire daf lay nag képp ku nekk ancien lutteur rek am nga mbër boo faral mais doo ko feeñee ni nga ko war a feeñee doo participer ni nga ko war a participer ku nekk am na mbër man am naa mbër bu may faral. keneen am na non dama lay wax rek keneen am na mbër bu may faral keneen am na bu faral mais ñoom ñëpp suma ay doom lañu. ñoom ñëpp suma ay rakk lañu. donc war naa mun a am maîtrise boo xam ne comme par exemple du ma dépasser le bornes. waaw koo ciy xool ci ñoom ñii actuellement ni gis ci sa bopp. non ku ma ciy xool ni gis suma bopp bari na bari na. limbal mi ci même am na ay xale yoo xam ne comme par exemple su ma leen gisee gis suma bopp. comme kan comme Gris 2 waaw. xale yi non ndey Kumba Fall dina Gris 2 tudd nga ko sax yow. non ndey Kumba moom moo ko tuddal. ah déedéet. waaw donc am na ay xale yu bari yoo xam ne comme par exemple maa ngi gis suma bopp. waaw yu bëri bëri yëf xale buy bëri bëri bu yëf rek dama lay fon. waaw kuy jaay njambaar dama lay gëm dama lay fon. te xale yu léegi ku ñu mel comme Balla day jaar njambaar day jaar fit su ñëwee ci fit bi bëri bu sel bu wóor donc il faut ñu bëgg ko. Modou Lo dañuy wax ne fin technicien la gis ngeen ko donc Modou Lo kenn mënu ko may bañ ci bëri ndax lu muy su ñëwee day joxe boppam su ñëwee day joxe askan làmb lu muy laaj mu def ko donc xale yooyu il faut nga bugg leen su fekkee ne làmb nga bugg waaw su fekkee ne làmb boobu foo jaar bugg leen parce que suy ñëwee rek def lu ñu war a def amul benn amateur bu mer ci combat xanaa supporter boo xam ne daan nañu sa mbër nga mer mais làmb ji kontaan nga ci parce que quoi que nga dis mbër bi su daanoo def na lu mu war a def ba yàlla ñàkkal ko mbër bi daan def na lu mu war a def ba yàlla jox ko ndam. roi des arènes titre roi des arènes instant bi nii comme ni ñu ko waxee Eumeu Sène mooy roi des arènes
mais yow la roi des arènes nga xam ne moom la CNG reconnaître si texte yi boobu jëm nañu interview ak Yaxya Diofior mu ne roi des arènes amaan mooy Eumeu Sène mooy roi des arènes mais roi des arènes normalement dafa war a nekk roi des arènes bu continuer comme xëy na moom lu mu fi def fi 15 ans te daanul suuf nee na roi des arènes léegi nu mu melatul amatul valeur à peu près moom lu mu ko waxee loolu ban question nga si loolu loo si tontu est-ce que léegi roi boo xam ni tey da ngay daan beneen combat nga am nga daanu est-ce que loolu roi dinañ tuddee roi des arènes. Merci Ndeye Coumba affaire roi des arènes duma ci waxati dara ñëpp wax nañu bés bu nekk problème roi des arènes le président du CNG éclaircir na le roi des arènes donc dama bàyyi askan bi ñu di déduire roi des arènes ne maa ngi doon duma waxati dans le cadre du roi des arènes. mais comme ni muy demee dikk ci kii nii foofu la Ndeye Coumba rek quoi kii jël ko fii tey kee daan kee maanaam du day mel ni askan wi dañuy jàpp ne bopp dafa desee leer wala ki koy yor dafa desee def vraiment lu tax mu yor xëy na foofu moom lay laaju quoi. nga xam nga fi nga ko war a laajee moom Ndeye Coumba xam nga fi nga ko war a laajee te laajoo ko fa le président du CNG yoo xam ne dafa fekk CNP organisé drapeau ba jox ko kenn yaakaar naa ne elle est mieux placée pour dem ci président du CNG dem laaj ko ndax xam naa ne. est-ce que yow tey reconnaître nga Eumeu Sène roi des arènes comme ni ñu koy waxee ndax moo daan roi bi est-ce que tey yow pour yow Eumeu Sène roi la. man mbër bu daan nit ñu wax ne roi la reconnaître na yow roi nga parce que lu tax ñu wax ne yaay roi loolu moo tax maa nga de reconnaître na ko. kon kay ñu laaj président CNG comme ni nga koy waxee. non président CNG mun nga ko laaj mun nga ci dugg ci détail. yow nga déjà Eumeu Sène roi la. non dama lay wax ne képp Eumeu Sène ku ko daan suñ ko waxee roi la ma ne roi la Eumeu Sène dafa daan nit ñu wax ko ne roi la c'est le roi donc je considère que c'est le roi et jusqu'à la preuve du contraire ku ñu war ne roi la mooy roi waaw parce que ndamu nit kenn du ko wàññi waaw. ndamul kenn du ko wàññi. ndamu nit kenn du ko wàññi donc Eumeu Sène dafa def lu mu war a def ba nekk roi des arènes mooy le roi des arènes. léegi ñu ñëw ci CNG boobu parce que yow yàgg nga CNG nekk mbër dañ daan dégg mbër yi jooytu amuñu fa représentant maa nga dégg nañ ko fa mu ne fa yàgg naa ba te yàgg fa Moustapha Guèye nekkoon na fa am na ñu bees ñu ñëw di ay mbër nekk roi des arènes bi yow en tant que mbër ban njëriñ nga fa amoon mbër yi nga xam ne ñoo nekk ci làmb yi bëri. njëriñ bi dañ koy liggéey mais duñ ko wax képp ku nekk mbër foofu su gisee ne lii day lor mbër di nga koy xeex di ngay waxtaan fi nga ko war a waxtaanee. donc je pense que évolution am na mbër yi làmb da ngeen di xool làmb fu muy jógee di ngeen xool tey rek problème bi am ne dëgg-dëgg yi métti na dëgg-dëgg yi métti na comme ni ma leen ko waxee woon dès le début mbër yi ñoo signé woon loolu ñu prêter attention ci ñooñu ñun ñuy yor école yi lii yéen a ko d'accord mais lii mun na am problème ci kanam su amee ay 500000 amul problème maa nga dëgg nañ ko ci làmb ji amul problème. Tyson danga nañ ko ci làmb ji amul problème Yaxya Diop danga nañ ko ci làmb ji amul problème donc en instant ñu dogg kenn rek problème bi jóg bruit jóg bloc am ñu war a waxtaan ànd ak suñu xel war a waxtaan ak ñu war a waxtaan ak ñu doog waxtaan loolu yàlla dimbale nañu tout le monde sont conscients que par exemple dëgg bi am na fu mu chéré am na lu mu méttee am na lu ñu war a wàññi am na lu ñu war a waratul def nañ ko jeex na benn problème waaw. donc tax ko am doole noonu ndax nekk nga mbër nekkutoo mbër yaa ngi si biir CNG te yàgg nga di mbër yi yàgg nañ di kaas dagg yi yow nga ne yàgg nga di ko kaas te kaas nga ko ba tey CNG wàññiwul il a fallu que ñenn yi génn yenn mbër yi nga xam ne ni ngi bëre kaas CNG mu delluwaat ginnaaw kon yow sa nekkin foofu est-ce que am nga fa doole bi nga xam ni soo waxee tapé sur la table CNG dina topp yow si sa bëgg-bëgg. non waxuma la ne yàgg naa kaas danga may déglu bu baax yàgg naa kaas ne dëgg-dëgg yi métti nañu xam nga règlement suñ ko defee dañ ko jox ku nekk jox ko école yi ñun liir ko CNG su defee règlement combat su amee ménagères yi dañ ñëw signé lutteur bi xool yóbbu ko ñoom ñu signé ñu d'accord ci conditions yooyu donc suñu d'accord ci conditions yooyu su dalee seen kaw mënatuloo fa am doole booy kaw parce que ñoo ko signé ak seen ménager donc loolu amatuloo loo fa bari parce que bokkul sa école mais en tant que conseiller du président am naa droit wax ak président
te benn nit comme par exemple ou bien ñaari nit luñ ci wax ci CNG dañ koy waxtaane su fekkee ne am na polémique ku nekk dañuy voter suñu wootee suñ la majorité bi su gagné da nga obligé ànd ak moom noppi lu wax ne comme par exemple que wax naa lii indi naa xalaat bi wax naa ko ànduñ ci damay génn ou bien damay tas ou bien damay tas réunion bi loolu c'est pas démocratique et c'est pas responsable ngay wax joxe sa argument keneen ñu wax joxe argument yi ñu développer argument yooyu loolu. léegi yow ci côté boobu gis nañ la mbër moo xam ne nii comme Lac de Guiers 2 mën naa ko tudd daaw parce que li léegi mu wax dafa xaw a niru lu kii parce que daaw bi loolu amee ñu dagg ko xaalis bu bari boobu est-ce que du dagg xaalis boobu moo waral ñoom ñu révolté wu ba lii am nii am tey te yéen ngeen nekk fa mel ni di ngeen fa nekk mais yëngatu ngeen a noonu dara ci seen côté ñoom. non yëngal dara suñu côté lu tax lu ñuy yëngal génne publiquement mais avant ñiy yëngu fekk baal nañ ko. Lac de Guiers non waaw lañ ko baal wala. non avant coow bi fekk jël nañu décision ci CNG pour wàññil baal ko wàññil ko. xaalis bi la ñu wàññi wala aj bañ ko ajoon la ñu di. aj bi yëpp ak xaalis bi yëpp wàññi nañ ko. 7 millions yi ñu ko dagoo. te le plus souvent attention le plus souvent li ngeen di wax CNG su daggee mbër avant dagg bi day seet loo xam ne mun na ko wàññi mu wàññi ba am ay kii yoo xam ne point yoo xam ne mënatu ko wàññi parce que règlement bi daf koy tënk foofu. attention. yow ban poste nga fa yore au niveau du CNG bureau exécutif nga bokk wala. oui je suis le conseiller du président. ñaar ñëw nañ fa muy Tyson ak Yékini ñaar ñooñu seen dugg ci CNG est-ce que yaakaar nga ñoom ñu des foofu wala est-ce que yaakaar nga ñu amal mbër yi bëri njariñ foofu ci au niveau du CNG. non lu ma mun a wax mu des foofu bañ a des foofu mënuma ko wax xam naa ne ñëw nañu suma ay rakk lañu ñun ubbil na leen buntu bi depuis bi ñu ñëwee animation bi am na fa te yaakaar naa ne ku nekk muy indi xalaatam ci xalaat yu ñu indi yëpp ñu ngi ci ànd di waxtaan ci donc des fa bañ a des foofu loolu mënuma ci dugg xaw ma parce que nit bi lu muy ñëwal mu xam lu tax mu ñëw lu mu xalaat objectif bu mu am moo ko xam mais je pense que dans un premier temps ça se passe bien. Donc comment ça s'est passé cette première rencontre yow Yaxya? Non, c'était super, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème man ak Yaya. Yaya Manga 2, c'est pas de problème, c'est un jeune frère, donc il n'y a aucun problème. seq ngeen table bi toog yéen ñaar. Ah mais c'est sûr, on est dans le comité, il est conseiller, je suis conseiller, on reste en même temps, on se taquine, tout le monde, nous tous, ak ñoom Tyson tout, il n'y a pas de problème. C'est la fraternité. am na ñu wax c'est les sportifs. am na ñu wax ñu bëri ñu ne bëgg mel ni Moustapha Guèye waroon na bokkaat au niveau du CNG parce que dañu gis ne bi yoon bokkul yow loolu ñoo ñuy wax noo ko déggee. bi yoon bokkul je ne sais pas les raisons te mënuma ci dugg bu baax xam naa daal Tafa Gueye ànd nag benn front di xeex CNG te nekk CNG donc loolu man maa nga rafetlu ma ko li nga war a xeex ko ci biir ba pare ba ci biir avant front bi ñëpp xam ne Tafa Gueye mu ngi doon xeex lii mu ngi wax lii mu ngi wax lii su jaree sax parce que déjà réunion donc mënta doon mun ngeen di xuloo ba jàppante poñante mais après su ngeen paree ngeen def ñu bokk ndey ak baay parce que ku nekk vision la am ku nekk xalaatam la am donc xalaat boobu dañ koy teg ci table yi def ku nekk défendre ko. am na ñu wax ne Mbaye Gueye amu foon place. Mbaye Gueye suma mag bu ma jox cër la considération bi ma Mbaye Gueye jox am na fa place amu fa place ay mbokkam ñoo koy wax na leen bàyyi ku nekk ak seen xalaat. léegi maa ngi ñi lay suivre ci Leewtoo TV loo leen di wax ak loo leen di tàggoo encore une fois. non dama kontaan ci yéen parce que ku leen moytuwul ngeen dugal ko parce que côté bu nekk bu laal ngeen ma ko j'apprécie beaucoup hein parce que j'apprécie beaucoup. Merci. parce que ay journalistes ngeen ay nit yu xarañ lañu te gis naa innovation bi ngeen di indi donc dañ leen di ñaanal yàlla jàppale leen li ngeen bëgg a yéen a ko xam yàlla defal leen ko mais je suis très content. malgré que da ngeen ma bousculé tuuti jaxase ma tuuti. Ndeye Coumba mooy def loolu. waaw Ndeye Coumba elle est toujours comme ça elle est brave elle aime attaquer donc c'est normal. mais Leewtoo dañ leen di ñaanal yàlla parce que yéen a ngi jàppale askan bi et c'est très important yor sa yëf di jàppale askan bi donc yaakaar naa ñëpp su ko doon defee rek yaakaar naa Sénégal dina dem ci kaw.
mbokk yi nag gis ngeen seq nañu ak le roi des arènes wala ancien roi des arènes Manga 2 waxtaan mu wax ci lamb bi nga xam ne moom la tëgg fi nga xam ne mooy Fimela di tombeek dimanche 27 janvier 2019 waaw panel bi nag di monsieur le ministre monsieur Mbagnick Ndiaye waaye itam woo na ci yeneen kilifa ndax ki nga xam ne mooy madame Mariam Thiam Babou responsable politique APR nekk ca Fimela moom Manga da ko woo ci bés boobu monsieur le ministre directeur cabinet du président de la république monsieur Omar Youm gis nañ ko fi ñu ngi ko fay woo monsieur Matar Ba ministre des sports monsieur Pape Gorgui Ndong ministre de la jeunesse monsieur Mame Mbaye Niang ministre du tourisme ak ki nga xam ne nii mooy madame Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme kooku mu sama yaay la moom ñu ngi ko fay woo madame Aïssatou Sophie Galadima Sibi moom itam di ministre ñu ngi ko fay woo monsieur El Hadji Souleymane Diouf DAS présidence de la république DAS ministre de la culture ñu ngi ko fay woo monsieur Karim Sène maire Fimela moom it ñu ngi ko fay woo monsieur Maguette Sène maire de Malicounda moom it bokk na ci ña fa Manga di woo ak monsieur Alioune Diallo maire de Patar Sine ñu ngi ko fay woo ak monsieur Paul Zo président du mouvement Fessel Jëf moom it ñu ngi ko fay woo monsieur Boucar Diouf maire de Joal Fadiouth moom it ñu ngi ko fay woo Louis Koko Diouf premier adjoint maire de Joal Fadiouth moom it ñu ngi ko fay woo ak ki nga xam ne mooy monsieur Louis Sarr maire Palmarin moom it ñu ngi ko fay woo loolu la Manga def yemu ca nag animation ba ni ngeen ko xame Ibou Sène moo yor sabar ya waaye mbayang lum la waaye dugg ba nag ñeenti téeméer kese la di 2000 francs kon waaj leen ñu dem Fimela Talla Ndiaye Ndeye Kumba ak naar bële bu ñuul bi